sur la télévision Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu saa su ne bu heure bu jotee soir d'info ci ñaareelu pàcc bi gannaaw édition 20h bi dinañ dalal ki nga xamante ni moom mooy Daouda Tall di éditorialiste di consultant diplômé en sciences politiques dinañ dikkaat maanaam def benn décryptage ci actualité politique bi nga xam ni am na ci Sénégal gannaaw sa wala sax léegi dañuy dalal ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Ndiaye moom nag moom moo jiite lépp luy réseau sénégalais des organisations des deux roues ñu ngi lay dalal ci plateau bi Mamadou Ndiaye. waaw maa ngi leen di ziar bu baax di kontaan ci invitation bi nga xamante ni defal ngeen ñu ko muy opportunité aussi ci ñun. et que vraiment ñu fas yéene fi waxtaan li nga xamante ni day yokk li nga xam ne aussi mooy suñu développement réew. su ko defee ñëpp mën see jariñ. absolument Barthélémy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Binta Diallo di nuyu suñu gan monsieur Ndiaye. alors deux roues maanaam organisation bu mag la réseau la sax boo xam ne dafa ëmb ay organisation kon daanaka yéen da ngeen structuré ngeen parce que ñu yaakaaroon ne da ngeen di daw nii rek di dem réseau bi lan moo ko ëmb. réseau bi mi ngi tudd le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues. ñu koy dàkkante les résoudre maanaam mu dajale bépp organisation boo xamante ni deux roues nga ci Sénégal. ñu gis ni nag dañoo war a taxaw nekk benn pour suñu développement réew parce que nag deux roues am solo bi nga xamante ni dafay laaj plateau yu mel nii dafay laaj aussi ay waxtaan pour que ñu gën di mën di sensibiliser xale yi di partager ak ñoom di xool seen ay yitte ak seen ay bëgg-bëgg ñu mën leen accompagner ñu bokk ci seen développement réew donc loolu mooy njëriñu deux roues ci Sénégal. waaw teel jafe-jafe yi sànq ni bu ñuy waxtaan yaa ngi ma naan bari na. mën nañoo xam na nag lan la. waaw suñuy jafe-jafe bari na. li ci jiitu mooy maanaam liggéey jàmm ci réew parce que tey problème yi ñu am yépp mooy suñu diggante ak takk der yi. nga xamante ni ñoom ñooy force de l'ordre yi ñoom ñooy saytu lépp luy yoon ci dëkk bi ñu gis ni am nañ ñun ay manquement yi nga xamante ne nekk na ci ñun. mooy maanaam. këyit yi xaw na manqué parce que xale yi amuñu benn sensibilisation ñu yaakaar ni moto da ngay ñëw rek jënd ko dem da ngay ñëw rek dawal war nga dawal da ngay dawal te du noonu ñu gis ci nag ay jafe-jafe yu mag yi nga xamante ni vraiment am nañ ci ay solution parce que dëkk bu amee tuuti jafe-jafe da ngay xool acteurs yi ñi nga xam ne ñoo ci nekk nga woo leen laaj leen lan mooy seen jafe-jafe boo leen ko laajee rek dinañ leen ko wax ndax ñun suñu développement réew mooy ñu participer ci suñu réew. te actuellement nii dañu soxla ñu accompagner dañ ko soxla trop parce que xale yi ñi ngi ak seen conscience te xam nañ liñ bëgg te loolu dafa am solo lool ci réew. xale bi bu demee ba taxaw rek. gis ni moom yoon bii la bëgg te gis na ni lii mooy tax mu bokk ci développement réew. kooku da nga koy déglu. d'accord voilà yàlla béy sa tool la ñuy wax. waaw tàmbali leen ñu fekk si leen. mais yéen deux roues yi man problème bi ma am souvent dama koy jot. wax nga ko léegi junj nga ko léegi da ngay jënd rek tegu si tali bi. amul formation code de la route. amul kayit. amul mutation. da ngay tere rek di dem donc du coup. policiers yi également je pense que pour ngeen ne leen ñu ngi leen di sonal ci yoon bi d'accord. mais day fekk aussi yéen la war. pour ngeen tege ci yoon est-ce que yéen a ngi koy def. waaw ci yoon boobu lañ nekk parce que soo gisee résoudre xaarul woon sax état parce que ñun dañ doon defal suñu bopp des campagnes de sensibilisation. sur la prévention et la sécurité routière. parce que nit ki soo bëggee nit ki jàppale la da nga ko ciy jiitu mooy comme li nga wax léegi te yaakaar naa ku dégg résoudre rek. xam nga ko ñun ñoo daan jógal ba ngeen sosoog léegi ñaata at la. depuis 2011. boobu ba léegi yéen a ngi liggéey. ñoo ngi ci. daa mel ni. ñaata membre ngeen ci terrain ngeen. ah si. ñaata membre ngeen. nous sommes au nombre de 185 000. donc bu ñu paree mën naa la wan des preuves. ba nga xam ko parce que. dama xam ne bi may romb. gis naa ay moto yu ñuy jàpp bi may wàcc. bi ma jógee rajo RFM di ñibbi. ay moto yu ñu jàpp sànq bi may gontu si fekk naa ñetti moto yu alkaati yi téye aussi si yoon bi. waaw xam nga loolu. jaadu na lu tax mu jaadu mooy force de l'ordre yi dañuy def seen liggéey ndax tey mën nga xëy ñu sàcc sa moto fenn contrôle yooyu mooy tax yooyu di feeñ day tax tamit ñi nga xamante ni bokkuñu ci ñun dugg ci suñu biir di yàq suñu secteur ñu mën leen a joxoñ baaraam. mais kii Mamadou Ndiaye. est-ce que un réseau quand même bi ma koy wax sànq. de plus de 100 000 membres. da ngeen structuré
yaa ngi wax ne am na ñeneen ñu wàlliyaan si te bokkuñu si yéen. comme dans tous les corps d'ailleurs. mais xëy na yaa ngi wax ne aussi ñu ci bari dañuy ñëw rek di tegu ci yoon bi duñu duñu respecter la réglementation xamuñu. est-ce que yéen ci seen réseau bi déjà charité bien ordonnée commence par soi-même. est-ce que yéen di ngeen sensibiliser seen ay membres bu ko defee ñu mën a respecter la réglementation. formation bi est-ce que jéem ngeen. est-ce que jéem ngeen woo état bi par rapport à tout ça. pour mën a nekk vraiment seen liggéey mën a jaar yoon. waaw xam nga lépp loo mën a gis ci loo mës a gis ci àdduna. du ñëpp ñooy mel noonu. am na ñi nga xamante ni ñu ngi ci yoon. ñu ngi yor seen moto yor seen ay kayit. sol ay casque homologué. oui bu ñu leen arrêté ñu taxaw parce que ñun loolu lañu bëgg. seen i membres yëpp ñu ngi koy respecté. ñu ngi koy respecté mais nag du ñëpp. parce que bu mënee ñëpp sax ñi may déglu dinañ ñi kii lu ko neex lay wax. mais nag ñi nga xamante ni ñoom defuñu ko. moo waral ñuy def des campagnes de sensibilisation maanaam li ñu soxla parce que xale yi aussi dañuy soxla formation. parce que nit ki il faut nga former ko soo bëggee defar sa jeunesse su réew. da nga leen defal ay formation ndax xale tey mooy magu ëllëg. su ko defee bu nekkee mag mu mën a am li nga xamante ni dina ko mën a jàngal. est-ce que waxtaan ngeen ak seen ministre de tutelle par rapport à la formation. bien sûr kan mooy seen ministre de tutelle. suñu ministre de tutelle donc maa ngi profité ci occasion bi. di remercier monsieur Omar Youm mi fi nekkoon. mi nga xamante ni vraiment moom taxawoon na pour accompagner ñu ci liggéey bu mel noonu. far def yàlla mu jóge fi. ñuy nuyu aussi suñu ministre bu bees bi muy monsieur Mansour Faye ndax bi mu ñëwee bind nañ ko souhaité ko bienvenue moom tamit mu tontuñu ci matul sax 4-5 jours mu tontuñu après convoqué ñu aussi ñu ñëw toog mu wax ni actuellement li mu bëgg mooy lu taxaw maanaam wax bi nañ ko teg de côté te ñu def ay actes lii la ñu wax te gëm nañ ko ci li mu wax te la jeunesse de ce pays a besoin de. léegi yéen lan ngeen ko demander concrètement par rapport à la formation ak yeneen yi ngeen soxla. waaw yi ñu soxla. je crois que bu ñu ko defee. xale yi dinañ mën a. mooy lan ngeen li ñu soxla mooy par exemple faire la régularisation des deux roues au Sénégal mooy maanaam def des mutations gratuites pour benn laps de temps. def campagne de sensibilisation wax ko xale yi ñu mën ko dégg. mutation gratuite mooy lan. mutation gratuite. ku jënd moto bu comité rek ñu defal la ko noonu gratis. déedéet dina am acte de vente ainsi de suite ak yi mu war a àndal. c'est uniquement pour que jëmale xale bi ci yoon. parce que loolu aussi dafa am solo. mooy maanaam yoon baa ngi nii tegu leen ci lii. maintenant bu ñu ko defee telle date ba telle date. bëgg nañu nag képp kuy dugguti ci dëru wala nangam ak nangam charte yi lii la ak lii la ak lii la. parce que des fois bu fekkee ni kenn ku nekk xamatoo fooy taxaw. kenn ku nekk des fois yaa ngi def lu la neex. dafay laaj ñu dajale nit ñi waxtaan ak ñoom. parce que lii mënul continuer. mënuñu bàyyi xale nii rek ñuy dem de gauche à droite il faut que ñu waxtaan ak ñoom téye leen. waxtaan ak ñoom parce que xam naa ne seen secteur bi pour ngeen maîtriser ko du yomb. ah lu tax nga wax loolu. du yomb parce que xam bu mooy Dakar y a ce qui se passe aussi dans les régions. Sénégal Dakar rek du Sénégal. est-ce que yéen am ngeen ay bànqaas ci région yi. xam nga bu ñu nee le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues. dañu nekk sur les 14 régions et les 45 départements. xam nga bu ñu nee 185 000 membres. kooku du Dakar rek la yem. donc c'est dans les régions et les départements. donc les gros cylindrés les Jakartaman ainsi de suite. entre Richard Toll Thiès Dagana Podor Matam Sédhiou Tamba Kidira ainsi de suite. donc région bu nekk dañu fa am suñu ay représentants. donc du affaire bu ndaw loo nga xamante ni yëfu caaxaan la parce que ñun dañu bokk suñu développement réew. et ensuite les conducteurs de deux roues c'est des ambassadeurs. ay xale la yu amuñu ci luñ jàpp ñu dem wuti seen ay outils de travail. mais ñaata yoon la xale yi dugg ci géej gi. nañu waxante dëgg. mais fi mu ne nii dafa am ñuy gàmm ak ñuy ras jënd. waaw mais moom laa la wax. secteur dañ koy assainir. bari na luñ leen di tuumal. waaw xam nga moom laa lay wax dama ni yàqkat yi dañoo bari. moo tax ma ne seen ministre bi lan la promettre bi mu ñëwee ba léegi recevoir leen lan la tegagum sur la table. waaw xam nga nit ki tamit bu ñëwee mu yor wàllum transport. li mu yor dafa yaatu. donc kenn ku nekk dina am pàcc boo xam ne dina la ko jox te ñu ngi koy demander mu wutal ñu audience pour le bureau national. mu rencontré ñu. gën a wax le ministre du transport. bu nekk recevoir na leen ba pare wala Mansour Faye. waaw non bi mu ñëwee dafa woote ñëpp. contact prise de contact ak affaire yu mel noonu. maintenant laaj nañ ko le bureau national mu recevoir ñëpp ñu toog gën a waxtaan ak moom. ndax régler suñu secteur jafewul. parce que tey ñii nga xam ñi ngi def transport li ci gën a am solo
mooy defal leen des gilets yi nga xamante ne nit ki dinañ ko reconnaître xam ni kii di sol gilet bi wala kii sol tenue bi lii lay def. ñu am ay carte professionnelle. Absolument. nga xamante ni kii di def transport am na carte professionnelle. ñu xam kii et kii. defal leen ci ginnaaw seen ay numéro de téléphone ak numéro moto bi nga xam ni ku def naka su dul noonu nit ñi dinañ la gaaw détecté. maanaam aussi nga xam ne suñu participation maanaam di dem di fay ji suñu ay impôts. parce que tey bu fekkee ni tey nit ki presque je donne un exemple. ndax dëkk yi am na ñoo xam ne 2500 la ñuy fay par mois la mairie am na ñoo xam ne 3000. ñuy jàpp 3000 ñu jàpp 3000 xoolal 100000 personnes. yéen ñaata ngeen di fay mairie. 3000 francs 3 non dañuy fay. par mois da ngay fay par mois chaque mois da ngay fay. am na ñuy fay 3000 am na ñuy fay 2500 parce que ça dépend ci mairie yi. ak dëkk bi nu mu doxee ak yu mel noonu daf ciy joué. xoolal 100000 personnes je dis pas 185000 xoolal 100000 personnes 3000 francs 3000 francs. Oui, c'est 300 millions le mois. nga def ko année bi ça fait 3 milliards 600 millions. ah loolu jar naa jàppale. ça c'est important. lépp ci moto yi rek. loolu moo ci gën a tuuti. ndax carburant bi dañ ciy participer. waaw te hydrocarbures yi dañuy war a accompagner les conducteurs de 2 roues. ci formation jàppale leen ci ay permis de conduire jàppale leen ci nangam ak nangam li nga xam ne xale yi soxla nañ ko. création d'emploi bi. création d'emploi la. yéen a ngi ci biir. dañuy si la ñuy takk jabar. si la ñuy ngénte si la ñuy tabax. si la ñuy yor suñu kër. kon c'est des nobles en fait. Absolument. donc secteur bi nañu valoriser xale yi. mais li ciy ñuul fa ngeen dindi ko ba pare. mooy lan nga yaakaar. ah déet motokat yéen li ngeen d'abord wax naa ko juñu naa la ko sànq non respect code de la route. yooyu c'est épine la bu rëy sax. yokk ci vol à l'arraché yi ñu leen di yi ñuy tuumaal borom moto yi. waa yooyu xam tamit nga dafay gàkkal seen der. waa xam nga moom laa lay wax dama ni secteur ak aussi bi les cak-cak yi nga xamante ni vraiment ñooñu dañuy jënd seen moto rek xamuñu sax comment naka la ñuy waxee ak nit. parce que xam nga manque de formation. moom loolu war a daf ci jiitu. joué. moo tax ma ne la du yomb chantier bi rëy na trop. waaw mais c'est possible. il faut commencer par la formation. il faut commencer. Oui. parce que doon yi du yomb rek. ñu bàyyi ko noonu. day gën a dégénérer day gën a compliqué. te phénomène la boo xam ni kenn mënatu ko téye. kenn mënatu ko téye. donc dafa bari na laaj ay dawalkatu moto ñu sensibiliser leen waxtaan ak ñoom. beneen bi nag li ci mais est-ce que ñu bari si yéen jàng nañu. bien sûr. am nañu seen am na ay bachelier am na ay ñu am seen i doctorat. mais formation bi dina yomb mais day yomb. am na ay boulanger yu si nekk am na ay soudeur yu si nekk. yor seen ay certificat d'aptitude professionnelle. mais aussi monsieur Ndiaye bari nañu ci jàngul aussi. waaw du ci ñàkk. waaw bari na ci ñoom ñoo xam ne boo leen nee priorité de la route fan la duñu ko am. waaw xam nga moo tax ñu demander formation yi. Absolument. gis nga dëkk boo ko bëggee defar. dafa am fooy commencer. mënuñoo wax rek ni non ñii problème lii nangam ak nangam te am ñoo xam ne dañu dugg suñu biir. mais boo dem foo dem fekk ko fa. muy ci biir kër yi. mi ngi ci biir dëkk bi mi ngi ci service yi mi ngi feneen ak feneen. kon buñ ñu ko étiqueté donc ñun dañu bëgg a jël suñu destin en main. cak-cak bi tam koy waxtaan nag suñu ay kilifa. waaw ni leen lii ak lii lañ bëgg. mais nañ ñu wuyu ci loolu. mais am nañ ko yaakaar nag. parce que nit bu ñëwee fekk sa kër mu ñëw gan déplacé wu ñëw ba sa kër. ni la kat maa ngi lay nuyu di la wax ni man maa fi nekk. ci nangam ak nangam kooku am nañ yaakaar. yaakaar mën na am. parce que nag aussi yooyu dafa am solo. parce que ñun dañuy bàyyi xel suñu ay autorités politiques. parce que soo xoolee ku mel ni Mansour Faye. man li ma gis mu def ko Ndar. bu ko defee suñu secteur mu sotti. absolument li mu def Ndar. bu ko defee suñu secteur mu sotti. d'accord Binta junj na mbirum cak-cak yi léegi. muy phénomène bu bees Sénégal sa laay wax. yéen jël ngeen ko en compte. bien sûr xam nga. wax na yenn saay buy wax ak. client da koy yebal sax bu ñëwee ñàkk teggin bi muy wax ak yow. waaw loolu moom. est-ce que ñooñu bokk nañ seen biir sax. waaw xam nga dafa am lu am solo. mooy nit ku nekk ak sa éducation. ndax ay nit bu ñu bokkul fu ñu yaroo. des fois dafay feeñ. absolument ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité. et l'absence de formation aussi. parce que tamit bu xale bi ñëwee amul comportement bu baax. yow nga am ko xëcc ko waxtaan ak moom def ko comme sa rak def ko comme sa frère. dafa baax def ci ko comme sa jigéen loolu dafa baax ci marketing. mu wax ak yow benn façon nga woo ko ni ko du nii sama càmmin nga te dama bëgg ñu ànd liggéey ma boole laa keneen ak keneen waxtaan ak nit ki da nga koy sensibiliser. wax ak moom ba mu xam ne yow miy yàggan ci moom. seen association am na ay cak-cak. bien sûr. mais suñu nee réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues dafa même vélo yi dañu bokk ci ñun. mais tricycle yi façon femme bu bees bi ñëw bokkuñu ci yéen. si
parce que tricycle. kon nekkatul 2 roues kay. non mais xam nga nag nit da ngay ñaan yàlla avancé. ñii da ngay ñaan yàlla avancé. te ñun li ñu gën a bëgg sax. mooy oto 4 roues comme ñëpp. déet kon mais mën na nekk moto yi dootul amati di. mais mën na nekk am na njëgu moto la ñu am. waa xam nga lépp loo gis rek. waxtaan la ak topp ko. dans 5 ans wala dans 10 ans. ñu jóge fii ak 10 ans ñu am fu ñu yegg loolu mën na nekk. on ose espérer que seen ministre dina leen déglu comme yaa ko wax léegi. am na lu mu def ci fa mu dëkk ca Ndar. te bi mu ñëwee jël na contact ak yéen. xëj na dina bàyyi xel ci seen i doléance ndax lii lu am solo la. ndax da ngeen di participer vraiment ci koomu réew mi. ndax laaju leen liggéey kenn yéen a wutal seen bopp liggéey. kon ñu jara jàppale ngeen. mu fekk nag ñu nekk ci Covid 19. daanaka ñu bari dañu impacté. yéen seen secteur bi naka ngeen ko dundee. voilà loolu aussi laal nga nag aussi point bi nga xamante ni point bu am solo la ci man. ndax je crois que Covid bi mu accès ñun daf ñoo impacté directement. ndax bi ñu ñëwee nañu arrêté parce que même ñi doon def transport yor oto dinañ la wax defal ñaar nit wala ñett. mais ñun dafa yegsi rek impacté ñu amatuñu droit di supporter. maintenant ñi nga xamante ni muy les jakartaman ñi nga xam ne ñoom transport la ñuy def il faut que ñu jël nit yëpp ko ci ginnaawam. pour yóbbu ko destination à destination. ñu arrêté ko muy borom kër di père de famille loolu dafay metti ci moom. ba léegi nii. le président de la république ci mbaaxam. jël 450 millions may ko les conducteurs de moto Jakarta. ñuy def recensement bi mu yéex parce que dañ ko jël jaarale ko ci les gouverneurs et les préfets. pour que mu leer. ndax ñun loolu la ñu bëgg mu leer nañ. ñi nga xamante ni ñoo koy yellool ñu teg ko ci seen loxo. mais ba fii ñuy wax ak yow jotaguñu parce que recensement bi moo yéex. ci première vague ba ci première vague bi ba tey. xaalis boobu ba léegi ñëwagul bi. mi ngi sur place. xam ngeen ndax non mi ngi sur place mi ngi sur place. kon baax na beneen bi. mooy recensement yi moo xawoon a yéex. te bi ma demee ministère semaine passée. waxtaan ak autorités yi ci loolu. activé nañu encore affaire bi parce que ñaari région rek ñoo desoon. pour que ñu mën a sedd la parce que bu ñëpp ñëwul. ban ñaata région la ban région ak ban région. bon jàppatuma nag. mais tax recensement bi yéex. bon. parce que ñu bari mais administration moo demee noonu. wala ñu bari amuñu kayit pour prouver que si donc loolu moo taxoon mu xaw a tardé. mais dalal nañu suñu xel wax ñu carrément seen xaalis di ngeen ko jot dans les plus brefs délais. parce que recensement bi moo xaw a yéex. bon may profité ci occasion bi aussi ci recensement yi ñu def les permis de conduire yi nga xamante ni bëggoon nañ ko jox xale yi. nañu profité ci recensement yi jël ko waxtaan ak auto école yi nga xamante ni ñoo nekk ci régions yi ak département yi tegaat ko seen loxo ñu mën a jàppale waat xale yi ñu mën a am ay permis de conduire. loolu aussi dafa am solo. kon ñuy dawal nii dañu jàng rek sur le tard dawal bi. dañoo jàng dawal sur le tard comme ça demuñu jàngi ko ba mun ko ba am seen i kayit. non c'est xam nga dinañ ko jàng. wala dañ ko jàng nii rek. waaw dinañ ko jàng. ñi ci bëri ci ñoom ci koñ bi la ñuy jàng. voilà dinañ ko jàng sax jàng bi nga xamante ni aussi jaar na yoon. mais dafa doyul. nañu indi seen touche. ci xale yi. parce que la jeunesse de ce pays là. dafa soxla ñu dimbali leen. te c'est des gens yi nga xam ne wax naa c'est des ambassadeurs. ay nit yi nga xam ne bëgg nañu seen développement réew. donc ñooñu bu leen négliger. parce que tey dinaa profiter aussi ci occasion bi wax ko président de la république bi muy def campagne xale yëpp jóg ak ànd ak moom accompagner ko. mais pourquoi du recevoir les conducteurs de deux. APR nga. mu ni APR nga dama gis nga doon marron. lu tax nga wax loolu mais APR moomuñu couleur bi. léegi damay laaj Binta mu ngi dugg Covid bi sànq ak seen liggéey bi. c'est vrai que am na benn instant ñu tere leen supporter. donc du coup kenn rek la doon ci moto bi. buñ la joxul yónnante booy yóbbu. doo am course. mais léegi Covid mbas maa ngi fi. ñuy wax respect geste barrière. da ngay gis ñetti nit ci benn moto Jakarta di dem. waaw xam nga dafa am nag lu am solo. li nga touché léegi mu nekk lu am solo. xam nga nit bu defee lu mu warul def. dañ ko war teg ci yoon. ndax ñun loolu duñ ko digal kenn ñun duñ ko def parce que dafa tegginewul. dafa rafetul ci gis-gis. parce que supporter 3 personnes wala 4 kooku moom bu ñu la jàppee na yoon def liggéeyam. maintenant ma am beneen côté bi nga xam ne mooy les casques. parce que casques yi fi nekk c'est pas des casques homologués.
ay casque la yi nga xamante ni xale bi dooleem yi loolu la day jaay ci mbedd mi rek loolu lay jënd parce que dooleem loolu la tolloon. amul benn sécurité. donc ñuy lancé waat appel ci loolu. ci kan ngeen koy lancé si notre ministre tutelle. waaw. mu bàyyi xel ci loolu ñu fexe am des casques homologués yi nga xamante ne xale yi buñ ko jëlee teg ko ci seen yaram buñ ci daanoo wala leneen am ñaanuñu ko yàlla mu mën a protéger xale bi mu amortir choc bi su ko defee vraiment muy kiy dawal di ki ñu supporté muy kiy dawal ak ki ñu supporté comme ni ñu ko defee avec les gilets de sauvetage voilà donc mi ngi noonu donc loolu lu mën nekk la suñu secteur bu neex a assainir la mais boo commencé wul dara doo ko yeggali il faut ñu commencé ko commencé nañ ko nag yàlla def na président may nañu xaalis ñi ngi def recensement yi pour joxe ko nañu profité ci occasion boobu. seen xaalis boobu daa yàgg sax ti jotul. waaw recensement yi moo yéex. loolu moom est-ce que actuellement nii xam ngeen ñaata personnes la ñu recensé wala xamaguñ non xamaguñ ko il faut que ñu pare indi ko. ñu xam ñaata la après bu boobaa nag ñu def partage bi. région ak département bu nekk. ñu yónnee la li nga am ñu jox ko seen ay nit. voilà donc noonu lay demee. est-ce que mënu leen woon def beneen innovation ci xaalis bi nga xam ne jot ngeen ko balaa kenn di jot ay 1000 francs 5000 francs ngeen jël la globalité de la somme par exemple ngeen ne da ngeen ko bëgg jënd ay casque wala ngeen bëgg da ngeen commencer def formation wala ngeen je sais pas ngeen def loo xamante au moins dina am impact ci seen liggéey. waaw xam nga woon partage bi comme ngeen di am. waaw partage bi dafay am solo ci association yi. parce que dafay tax xale yi mën ci def dara. loolu dafa am solo ci kaw mu somme bi xaw a tane. mais ay 20000 ak yooyu. non du dina dépasser loolu quand même. association yi am nañu jot ay 15000. waaw mais boo 5 milliards la ñu am. waaw loolu. monsieur Ndiaye waaw yi bari nañ ci réew mi de. waaw non loolu. bu ñëpp ne indi sama wàll. bu Kaolack ñëwee. Thiès ñëw 14 régions. waaw 14 baax na waaw bare na waaye mais ñi ngi koy liggéey. te dinañ ko liggéey ak nu mu waree. ba nga xamante ni leer na nañ. xam nga mbiru xaalis foo ko dégg. il faut que mu leer jaar ci yoon. ñi ko yellool ñu teg ko ci seen loxo. absolument loolu mooy dëgg. te nag ñi ngi ñaan nag vraiment notre ministre. mu actionné ko fii ak 15 jours. wala au plus tard 20 jours. xale yi mën a jot seen xaalis. loolu moom ñu ngi ko koy lancé. te am nañ yaakaar ci moom te buñ ko ñaanee loolu dina ko def. waaw. keroog xale yi gis nañu génn nañu ci mbedd mi yuuxu toj yëfu jàmbur yi. taal réew mi. ñu ne président nee na xale yi dañoo soxla liggéey. yow tey en tant que xale bu taxaw fii. entreprendre. ban jàngat nga def ci loolu. est-ce que c'est parce que pauvreté bi dafa metti xale yi amuñu liggéey yaa ngi doon wax sànq am na ñuy jël gaal yi dem. te yéen def leen ko da ngeen toog entreprendre. jàngat boobu naka la est-ce que yaakaar nga ne lu mel noonu war naa amaat est-ce que gënuñu am prise de conscience xam ni liggéey du état rek moo la koy jox mais dafay créer condition aussi pour xale yi mën a am accès ci liggéey bi. waaw loolu dama koy ñaawlu d'abord dama koy ñaawlu parce que loolu kenn rafetlu ko. te ensuite loolu dafay yàq suñu réew. day yàq suñu image yu réew. ndax ñun ñi xale yi ñoo war a conserver suñu réew. ba kenn du ñu ñeme. mais bu fekkee ne ñun ñoo jóg di yàq loolu dina tax sax. ñi nga xam ne dañoo waroon daw ñëw suñu réew. téye seen ndox donc loolu dañ koy ñaawlu. mais jàpp naa ne tamit rek lii moom dootul amati. jàpp nañ ni dootul amati gars yi conscient nañu ci acte yi. parce que des fois nit mën na mer wala leneen ak leneen def dara ba pat di ko réccu. te am nañu yaakaar ni ñu ngi koy réccu di lancer nag un appel solennel suñu jeunesse su réew. ñu dellu si waat gëm seen bopp gëm suñu bopp taxaw développer suñu réew. sans ñu xaar ci kenn. su ko defee ñoom bu ñu ñëwee dinañ leen teg ay conditions ni ñun lii la ñu bëgg lii la ñu bëgg lii la ñu bëgg ñu defal ñu ko. mais bu ñuy fekkee dañuy ànd nii tas kenn ku nekk sa côté. maa jiite lii maa nekk lii maa nangam ak nangam. te des fois nag aussi ñoom dañuy am ay informations yoo xam ne dara baaxu ci. parce que gis nga loolu dafa am solo. gis nga nit boo koy dimbali da ngay woo ki ko soxla ki nga xamante moom ngay dimbali ngay woo. ni ko dama la bëgg dimbali ci lii ak lii lan moo ci sa xalaat ñun dañuy war a bokk ci décision yi ñuy jël pour suñu secteur. dañ ci war a bokk. waaw dañ ci war a bokk. absolument ci au niveau de Dakar. bokk ko ci région yi transport daal boole leen. mais loolu mooy dëgg. parce que mënoo dimbali nit koo xamante ne xamoo lu mu bëgg. mënoo dimbali nit ku nga xamante ni yow maîtriser woo terrain bi lan moo fa nekk. da ngay woo ñi nga xam ne mooy les acteurs concernés. ñi ko moom. mi ngi mel ne 450 millions yi ñuy joxe. mais lan la ñu wax destiné au jakartaman yi def transport. xale yi lañ ko war a jox parce que ñoom ñoo ko moom. ngay dimbali nit toog sa bureau rek bind sa ay kayit daal di ñëw ni ko nangam bu ko arrangé wul nag.
bu ko arrangé wu. wala nga jël ay milliards def ko ci ñoom te waxtaanoo ci ak ñoom. mais loolu perte la. loolu nag maa ngi lancé un appel solennel au président de la République. et au gouvernement. ñu bàyyi xel ci loolu. réew mi pour mu dox. dañ ci boole nit ñi. mooy ñi nga xam ne ñoo gérer secteur bi. booy dimbali presse da ngay woo waa presse. ne leen lan ngeen bëgg. ngay dimbali mécaniciens yi ngeen leen dem leen bëgg dimbali lan ngeen bëgg ak fan ngeen ko bëggee ñu waxtaan ba d'accord. ñu bind signé ñu xam ne lii ñun ñoo ci d'accord ñun aussi ñu wàccaat ci base bi. waxtaan ak ñi nga xam ne war nañu waxtaan ak ñoom. donc loolu la le résoudre dafa yaatu. dafa yaatu. donc 185 000 membres. loolu ndawul. non lu am solo la. fi ngeen bàyyi tamit cortège yi mbër bu jóg rek jiital ay moto. politicien bu jóg jiital ay moto. non xam nga nag nit ku nekk am nga droit. dañ leen di fay. ànd ak ki nga bëgg àndal. dañ leen di fay. waa de du question fay. parce que kenn ku nekk am nga droit ànd ak ki nga bëgg àndal. mais li am solo. mooy ñu responsable. loolu moo am solo nga responsable. damay ànd ak sama mbër naa sañse. mais saa waay moto or la. gis nga ku yor motoom dëgg-dëgg raxas ko ba mu set sañse ba mu jekk muy moto gros cylindre di Jakarta yor ko. yëpp sa client. def sa parfum yëpp sa client raxas sa moto ba mu set. dóor sa cravate ak costume ñun suñu campagne de sensibilisation yi ñuy def yëpp. cravate ak costume la ñuy sol pour les conducteurs de moto Jakarta. Absolument. et les conducteurs de deux roues. ok alors sa dernier mot. voilà sama dernier mot maa ngi leen di remercier. di remercier ñi nga xam ne aussi ñoo bokk ci réseau bi. ñi nga xam ne ñoo àndoon di liggéey. di ci jiital Mamadou Ndiaye bu Thiès. donc su ma limee damay juum Moustapha Thiam. ñoom Djibril ñoom Mass bu Bambey Assane Sédhiou Zal bu Fatick waa Diourbel mon frère mon ami sama dëkk. fan nga dëkk. Fatick Zal bu Fatick donc wax naa ko léegi ak Ousmane Mboub bu Diourbel Moussa Badiane bu Richard Toll Daara Jolof ñoom Bamba. ñi nga xam ne ñoo àndoon. di cadrer xale yi di waxtaan ak ñoom di def ay campagne de sensibilisation di remercier préfet yi nga xam ne daan nañ leen fa fekk. ñu ñuy encadrer la police et la gendarmerie. di wax nag la police et la gendarmerie nañu seen liggéey rafet na. mais nañu wàññi. may xale yi tuuti nag. ñu mën a ñoom aussi am lu ñu jël yóbbu seen kër. di lancer nag un appel aussi. à notre ministre tutelle. xanaa war na leen a dégg. monsieur Mansour Faye. am nañu yaakaar ci moom. xale yi dañu am yaakaar ci moom. dëgg la jërëjëf. te compliqué wul na woo xale yi ñu waxtaan. xam naa dina leen dégg. ngeen tënk dara waxtaan. waaw ñu waxtaan donc di remercier aussi le directeur du transport Cheikh Oumar Gueye. bi nga xam ne vraiment saa yoo ko woowee mu taxaw pour jàppale xale yi. te ñu ngi am liggéey boo xam ne ñu ngi préparé def ko donc maa ngi nuyu ñëpp temps bi gàtt na mais kontaan nañu lool. wax nga lu am solo. waaw donc yii yëpp nañuy faral di ko multiplier. dañuy daal di dem visiter rek ñëwaat ci plateau. voilà merci.